salaamaaleykum mbokk internetu groupe NJ Pro gannaaw bu ñu seetee yàlla julli ci Yonent bi sant suñuy waajur bu baax parce que gannaaw yàlla ñoom ñoo tax ñu toog fii tey man mii maay Chérif Sonko l'un des représentants de Royal Création Prestige de structure boo xam ni ñu ngi fii biir Thiès ñu nekk ay jeunes motivés yoo xam ni dañu bëgguñu lu dul la développement de Thiès waaw tey ñii ñu dalal leen fii bëgg lu ñuy waxtaanee mu amal ñu solo amal ñu njariñ incha allah. Chérif kon ni ko waxee rek nga teewal fi tey waa Royal Création Prestige nekk structure boo xam te ne ñëw ci kanam alors bu ñu bëggoon a xam Chérif tey lan moo ko dugal ci milieu mode. waaw Chérif li ko dugal tey ci milieu mode lu rëy la parce que man sama papa tailleur la woon fii si Thiès parce que dama doon jàng mais après si laa xam ni dama am passion si affaire bi. dama doon dem sama atelier papa di fa toog après mu may ombloo ay musoor yooyu noonu ay grand boubou par la suite j'ai décidé que damay arrêter sama jàng dem jàngi après si la mu yóbbu daara mu jóge foofu si la dem carrière atelier Ndeye Rokhaya Bathily pour commencer sama carrière foofu en 2013 ma commencé fa yëngatu ci waar gi ñu jàpp ci trop ba Chérif tey nii bu mu fa jógee dem atelier colonel def fa 1 an ñëw Chérif nag boo xoolee ay waajuram ay kii la ñu ay styliste la sama papa doon ñëw sama mag ju góor day ñëw sama nijaay day ñëw loolu man boo xoolee si famille de la mode laa juddoo parce que lu mu bëri naan sama xaalisu làmb lañ ma ngénte mais man xaalisu ñëw lañ ma ngénte moo tax tey mu am ci passion ndax sama deret la sama veine la moo tax lu nekk si ñëw rek dama amoon solo lu ma gis lu waay sox rek mu rafet bu ma xamee li ak style su ko ñëw wala ak benn couture day am solo ci man ba damay motiver ba su ma doon def benn dama yokk fukk ak passion la si bu ñu ñi di xaalis car xaalis ci la mais man passion bi si laay gën a motiver quoi moom ñu motiver. passion bi moo lay motiver nga judd ci famille ñaw mu nekk loo xamante ni Mouhamed suufu. oui oui. voilà Chérif tey ni nga ko waxee rek nga judd ci famille ñaw alors pourquoi gis nañu jamono ji léegi école yaa ngi fi école de stylisme yaa ngi fi tey école de formation yaa ngi fi yoo xamante ni lay former en coupe et couture yow nga choisir def atelier yi pourquoi choix boobu. waaw choix boobu dama xam ni faut ñu consommer local parce que école yaa ngi fi c'est vrai mais école yi boo fa demee foog nga am diplôme parce que y a un certain moment bëggoon naa dem école parce que dama ni pour lu may def ma gën ko professionnaliser foog ma dem école pour am ay diplôme mais dama xam ni bu ma demee école dina jël tard presque parce que dama bëggoon di boole école bi ak fu may ñëwee mais mënut woon ne léegi ma préféré toog fu may ñëwee yeggali sama jàng ñëw foofu léegi école yi gis naa ni c'est bien école yi mais aussi faut ñu dellu si base ba parce que boo xoolee suñu papa yi ak suñu mag yi si foofu lañ commencé marché yi ak léegi mag yi pour jàngee fa ñëw pour man jeunesse bi école yi c'est bien mais pour ñu gën a xam li ñuy def foog ñu delluwaat ci daara yi parce que lu am solo la parce que école yi boo fa demee car dina la jàngal couture extérieure yoo xam ne moo fa ne mais couture locale bi foog ñu jàng ko ba pare avant ñoo dem extérieur lu am solo. ok man daal yow da nga gis ni nekk si atelier yi kon ko gars yi di waxee atelier yi baax na école yi baax na oui ñenn ñi nga xam ne am nañu chance di jaar si atelier yi dem si école sax boo la waxee dañ naan li nga mën a jàng si atelier yi mën a ko am si école yi mu nekk lu important mën nañoo xam ban début nga commencé dugg ban année la ban kañ nga commencé dugg si milieu mode ban année la. waaw kon ni ma ko waxee milieu mode maa ngi ci dugg 2013 boo xoolee léegi def na 6 ans wala 5 ans lu yàgg la parce que boo xoolee passion bi moom si gën a pousse parce que dama doon liggéey boobu xale bu ndaw laa mu dama doon liggéey ba ay minuit sama yaay day tiit sax du ma jël si parce que danaan xale bu ndaw nan la mën a toogee atelier bu heure bi ndax loolu mais passion bi moom ci dugal ba man su may xool li may liggéey dama naan man est-ce que performance bi may def est-ce que mi ngi yokk à chaque fois damay jéem a innover loo xam ne may loolu parce que bu may jàng ñëw boo xoolee sama début ay saag laa doon ñëw ay saag bu ma def dara ay saag laay ñëw ak yooyu noonu di jéem a créer yoo xam ne may loolu pour innover les choses lu net parce que lu ma gis ni sol ko rek dama naan mën naa koo ñëw kon ko xaw ma dara sax mais dama ko doon def pour wan ni li may def ni amal na ma solo.
alors kon dañ ko waxee sànq xam naa warul metti parce que gis nañu élèves yi ñu bëri. bu ñu bëggee dugg ci benn métier seen i parents yi duñ leen ci jàppale yow nag li nga wax sànq am chance boo xamante ni. sa papa si la nekk say mag nekk kon yow waru woon a metti. mais est-ce que début bi yomboon na bi nga ciy dugg. waaw fii dara yombul dara yombul dara yombul parce que boo xoolee métier gi parce que ñu bëri naan bu ma koy choisir da ngaa bëgg lu yomb parce que da ngaa nooy mais du loolu. parce que passion bi moom ci yóbbuwoon mais yombut parce que y a un certain moment damaa demoon ba xaw a découragé parce que damay xool dañ ma doon doxloo patiti su ma demee parce que fu ma doon jàngee ñëw tamit lu garaaw la woon parce que gars yi dañ doon embauchement lañ doon def te man dama ñëwoon pour jàng ñëw ñu ngi mën a ne fu ngay jàngee ñëw est-ce que di nga fi mën a jàngee ñëw parce que ñii dañuy lijjantal ñu amee xaalis mais man xooluma woon loolu parce que damay ñëw passion moom ci dugal aw xaw ma nu may amee xaalis su ma wàccee damay dox diggante carrière ba Grand Thiès bu may xëy la même chose loolu yëpp may xool li ci kii moo tax réussir bi bu ñëwee du ñu jomb parce que sama yaay dama naan ne continuer rek lu mu métti métti damay feebar sax jug di liggéey parce que lu ma passion bu ma ci amoon la ak tous les jeunes parce que ñi fa nekkoon tamit nekkoon na ñoom dañoo motivé wu dañuy liggéey ba fanaan ak yooyu noonu mais si xale bu ndaw sama patron damay mujjee ne damal at kër ga nga fanaan fa ba suba nga ñëw mais damay bañ damay bëgg a toog ci atelier ba di suivre lu ñuy ñëw toog ci nekkoon koo xam dafa shop dama soboon dama naan man machine bu ne dinaa ci toog xool lan lay jariñ ak lan la ma mën a indil parce que dara yombul àdduna gi dara yombul. dara yombul ko ni nga ko waxee 2012 2013 ba 2018 ba naan yàgg na. d'accord ñu gis tey pare nga sa formation pare nga say études tey ubbi sa activité ñu bëri dañuy def activité individuelle mooy man laay jël sa takk ak samay doom wala sama jabar. yow nga am yéen ngeen am peut-être esprit créer benn structure bu tudd Royal Création Prestige loolu ñu mën a wax ci loolu. waaw parce que dañu ay ndaw parce que man ñu may àndal presque ñoo fowandoo bu ñu am 5 ans lañu xamante ñëpp biir Grand Thiès bu ñu demee ba si biir ñu ñëpp la majeure partie dañoo doon ay styliste léegi bu ñu toogee à un moment donné man may xaaju dem fee kii di xaaju dem fee ñu ne pourquoi pas ñun ñu toog def loo xam ni kenn defagu ko parce que boo xoolee kon ni nga ko waxee ñu ci bokk ñu bëri bu ñu kiiyee dañu dem ti kon ni nga ko waxee dañuy dem tijji woo seen frère woo seen emprunté yooyu noonu may loolu mais ñun dañoo décider ñun ñu toog en tant que ami en tant que frère décider ñun dañuy innover pour ñu innover foog ñu toog créer loo xam ni day am solo te ñun duñu créer un simple atelier de couture dañu ñëw créer une entreprise pour créer des emplois pour la jeunesse parce que xool nañu fii suñuy raq ñu bëri ñu sommé suñuy mag ñu bëri ñu sommé amuñu métier ñu ne pourquoi pas dañu créer loo xam ni ñun dinañu amal solo te dina amal solo tamit population thiessoise ci lañ toog réfléchir sur loolu ñu xool début nag concept début neexul moom mais ñu gëm ko rek xam ne ñun suñu ambition la passion la pour ñun mën a créer loolu ñu toog xool loolu nu muy demee ñu créer ñu trouver terrain d'entente créer Royal Création Prestige ku ne joxe ci sa accord ñu xool ni muy dem def ko une structure boo xam ni day am directeur général am tous les postes nécessaires pour mën a dérouler une entreprise. waaw mu nekk loo xamante ne nañ ci encouragé encore une fois di leen ñaanal initiative boobu ngeen jël mu nekk loo xamante ni Sénégal dina ci jariñu quoi. mais lu ñu bëggoon a xam tamit loolu ci mën a waxal tuuti parce que est-ce que yomb na tey benn shérif dem jàngee feneen indi touche am benn Babacar tamit même chose keneen noonu ngeen bëgg a boole nekk benn est-ce que ci presque ni loolu dina yomb ci yéen parce que nekk idée boppam lay am alors naka lay est-ce que yomb na ci yéen. waaw dinaa ni dina yomb ci ñun parce que avant tout ñun xamante nañ suñu biir ku ne xam nga sa morom fu mu la mën a apporter man tey yu ma ñëwoon dagg fii Baba ñëw wala Babacar ñëw fii ne ma sa yokk ci lii dama ko ci yokk sans exception parce que du ma ci poser question parce que xam naa ni su ma ci yokkee loolu dina ma indi loo xam ne dina am solo moo tax dina yomb ci ñun trop mooy Baba buy dagg fii su ma ñëwee ne ko Baba lii ngay def nii boo ci yokkee lii dina rafet dina ko ci yokk Babacar la même chose pour ñun dina yomb ci ñun pour ñu mën a combiner loolu. ok encore une fois ñu bëggoon a xam tamit depuis bi ñu ko créé ba léegi. est-ce que clients yi ñoo ngi ñëw est-ce que Royal ñoo ngi am clientèle boo xamante ni tey yéen tey ñoo ngi ñëw envers vous. waaw bu ñu ko créé moom macha allah parce que
ñu ngi sant yàlla bu baax buñ ko créé clients yi ñu ngi ñëw bu baax a baax a baax parce que ñu bëri dañuy bëgg jeune boo xam day motivé wu pour kii pour liggéey parce que ñun luñ koy def lu ñuy def dañoo amal njariñ trop 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 parce que dañuy xëy le matin parce que dañoo nekk ay homme de terrain dañuy toog atelier mais dañuy toog di liggéey da suñu waajur dañuy yërëm parce que dañu naan yéen fan ngeen tollagum bay yegg fii liggéey gu métti gi ndax dañu amal solo trop trop parce que dañu naan ça dépend de notre avenir lii ñuy def parce que dina yomb si ñun trop 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 waaw loolu laa mën a. ok kon daal mën na jàpp ne client yaa ngi ñëw. waaw client yi ñu ngi ñëw bu baax a baax sant waaw ñu ngi sant yàlla sant yàlla sant yàlla rek. sant yàlla kon kon gars yi di wax. alors ñu ñëw si benn événement benn événement bu mag boo xam te ne ngeen si war a participer. alors ngeen am tey seen relation ak groupe NJ Family bi tax tey ngeen xamante tey ñu war a bokk ci événement loolu ñu ciy wax. waaw dina sax tontu ci trop parce que groupe NJ Family yi dañoo nekk fii pour le développement de Thiès parce que NJ li mu ñooy liggéey mënoon naa dem feneen liggéey ko fa yeneen région mais da di xam ni Thiès la te ñun tamit ñu xam ni Thiès la te lu mu bëgg mooy comme ñun suñu objectif mooy objectif pour le développement Thiès mooy loolu après si lañ ñëw bëgg a si lañ kii waxtaan si événement bi mu xamal ñu ko ñu xam ne NJ suñu grand bu baax la aussi pour suñu objectif mooy objectif muy développement Thiès léegi si lañ pare direction Royal Création Prestige waxtaan ci ñu ne pare nañ pour bokk si événement boobu di le 6 incha allah pour NJ groupe NJ xam naa li ñuy xaar si ñun incha allah dinañ ko joxe incha allah. défilé bi le 6 juillet la ñuy fête seen 10 ans de carrière du nekk lu ndaw. du nekk événement boo xamante ni yaa beaucoup de défilés partout au Sénégal yoo xamante ne dañuy ñëw participer yoo xamante ne ay créateurs de mode ñoo ngi ci biir ay créatrices ay couturières ay stylistes ñëpp war a ñëw si événement bi yéen tamit ñu war leen a xaar ngeen bokk si ñu représenté Thiès seen dëkk bi nga xamante ni foofu leen nit ñi xamee alors naka ngeen di pare loolu du lu yomb waaw dafa nekk lu obsessionnel si ñun parce que ce n'est pas la première fois ñuy participer si défilé de mode ak si les grands événements mais lii dafa nekk si tous boo xam ne incha allah képp ku fa ñëw dina xam ne ñii ay xale yu pare lañu parce que comme ni nga ko waxee y a les autres stylistes mes frères stylistes yu ñëw ak mes sœurs mais lii tamit dafa nekk lu exceptionnel si ñun parce que buñ ko dalee préparer ce n'est pas du kii parce que buñ ko def mën na un mois presque ñu toog di préparer direction di ci liggéey lu ñu ci war a def ñu def ko ci man dama ne daanaka ñun pare nañ suñu tous ba pare ni dañuy xaar événement bi ñu ñëw def ci lu ñu war def ci suñu 100% pour wan ni ñun duñu préparer dañoo pare ba pare pour wan ni incha allah lépp lu ñu waay di xaar ci Royal Création Prestige dañu ko fa fekk incha allah. ñu am yenn écho yu nit ñi wax yenn clients yi nii Royal Events yi ñoom côté tenue locale bi lañ gën a foore local bi mooy yoo xam te ni comme genre yi ngeen sol nii yoo xam te ni dañ ko mën a sol tenue de ville yooyu noonu ñii nii waaw ñoom non am nañu ni kat yéen si côté cérémonie ngeen gën a foore mën nga xam lan mooy seen for yooyu. ñun mën nañu ne tous yëpp la ñuy dem waaw parce que ñun bu ñuy jàng ñëwoon pour tenue locale kese wala tenue traditionnelle wala tenue moderne dañoo ñëw si tous yëpp lañ ñëw parce que ku ne si ñun duñ nangu kenn si ñun yem si benn xeetu ñëw non chacun de nous am na loo xam ni am na point fort car mais dañuy nangu ku ne si ñun am foo dem kii fa ñett yëpp parce que dañu naan tailleur complet dafa am solo si nit tailleur complet ñun dañu naan tailleur complet man touche locale te kii traditionnel ak moderne yëpp dañ koy ñëw incha allah te ku bëgg a xam loolu incha allah le 6 na nga ñëw ñetti touche yëpp dañ ko indi te ngeen xam ni Royal Création Prestige taxaw nañ biir Thiès incha allah pour Thiès waay xam ne fii am na une grande entreprise de couture bu fi ne pour aider waa Thiès parce que lenn man damay metti buñ gars yi di jéegaan yi di dem feneen di jënd foofu ay kii parce que ñun taxaw nañ tey terme pour loolu dakk ñun ñuy consommer suñu ñuy ñaw ñun tailleur Thiès yi ñu bàyyi di jéegaani ji di dem feneen parce que buñ ñuy def dañu la ñu yokk parce que buñ ñu defee benn defal ñu ko seen bopp ñu ngi koy defal ñeneen parce que seen frères et sœurs yi dañ ciy jàpp ñun dañ pour ñoom la lu ñu defar ñun rek bu ñu jàpp ne pour ñun la pour Thiès waa yëpp la parce que ñun mënoon nañoo jàpp ñun Royal Création Prestige dañuy defar pour suñu bopp non defuñu pour suñu bopp parce que ñun boo xoolee lu ñuy liggéey 100% yi ñun amuñu si sax 10% ñun ñu si liggéey personnel gi non lu ñu liggéey car
dañuy xool nu ñu koy liggéeyaatee ba Thiès waay gis seen bopp loolu moo ñu amal solo ñun pour développement Thiès pour développement Sénégal te incha allah bu ñu ñëwee si le 6 dinañ gis ni ñun Royal Création Prestige lépp luy tenue xeetu tenue jinne boo gis ñun dañ koy ñëw incha allah. incha allah mu nekk loo xamante ni wax ngeen ko yéen a jox gars yi man sax maa ngi yàkkamti le 6 ñëw ba gis tey fi ngeen war a génne. alors tey ñu bëggoon a xam tamit tey Royal Création Prestige tey ku ko tey boo ko doon mën a wax tey fi ñaata personnes yoo xam te ne ñooñu nekk autour di ci liggéey parce que ni ñu leen déggee xam nañ affaire la boo xam ne affaire bu mag a mag a mag a mag la nekkul lu ndaw je pense que bi ngeen nekkee yàggul mais gëm seen bopp nekk ay ndaw man xam naa dara parce que ñoo ngi seq si ay liggéey yoo xamante ni du yoonu défilé bokk ci parce que suñu boutique bi ñu yor yéen bokk ngeen fi ñu ñuy ñawal ñuy exposé du ko jaay kon mu nekk loo xamante ni li ngay wax ñun xam nañ ci dara tey bu ñu bëggoon a xam ay xayma yéen ñaata personnes yéen ñi ngi ciy liggéey yéen ñooñu noonu quoi. waaw kon nga ko waxee Royal Création boo xoolee ñu ci liggéey bëri nañ trop y a beaucoup de personnes parce que structure duñ ne ak simple atelier de structure entreprise la parce que direction bu ne am na ko fa nekk boo xoolee bu ma ko doon xayma bëri nañ du ma la mën a jox nombre bi mais bëri nañ trop macha allah te ku ne capacité bu sa kii yam foofu lañ la jox pour nga liggéey fa touche bu ne tey wax gis nga ko bu baax ku ne 50 ñu am na foo xam ne yaa ngi fay liggéey base boo xam ne yaa ngi fay te incha allah ñun waa Royal Création Prestige pare nañu pour képp koo xam ni bëgg naa liggéey ak ñun incha allah si même touche boo xam ni mën nga ñu ko apporter ba ñu apporter la ko pare nañ pour liggéey parce que ñun comme ni ma koy waxee nepp ñu simple atelier de couture on est une entreprise on est. ok mën naa ni yow la ñuy wax en tant que Serifo mais bu ñuy wax dañuy wax Royal Création Prestige tey jeune bi la ñuy seetaan jàkkaarloo yéen tey peut-être mu nee ngi def mu neex ko peut-être mu bëgg a mel ni yéen tey boo amee kàddu booy jox jeune boobu ban conseil nga koy jox. waaw jeune boobu conseil bi ma koy jox moo di na gëm boppam croire en soi parce que nit ki faut avant tout faut nga gëm sa bopp gëm ni yaay kan gëm ni yow fu nga bokk parce que jeune dafa war a motiver wu man du ma xaar keneen ñëw naan ma nii ngay def non damay xool ni man lan moo ma amal solo ak lan moo nekk sama bopp parce que bu ma bëggee doon tailleur bëgg doon styliste dañ maa ne da nga koy defi parce que sama ngëm-ngëm la te dama see gëm ne dama ciy teg incha allah jeune bi da ngaa war a gëm sa bopp gëm ni yow incha allah lii nga gëm bul gëm ni nguur gi mooy ñëw ne la yow dama lay jox lii financé li nga ba dem parce que ñun ba ñuy commencé départ ci 1 franc ba ñu dañoo toog waxtaan yoruñu woon dërëm. man ma dégg ñu ni yéen taal la wala jox non kenn financé wuñu parce que ñun suñu moyen personnel la ñuy ñëw parce que chacun de nous parce que car amuñu dara mais chacun de nous lu mu yor ci poosam parce que avant tout on est des amis duñu xaar keneen ñëw naan ñu def leen nii dama leen ñu financé non lu ñu yor suñuy moyen de bord la ñun ñoo koy génnee personnellement def ko lu ñu war ñu def ko ci loolu la daal jeune bi daal incha allah bu bëggee réussir dans la vie na gëm boppam fonk ay ñaari waajuram suñu xëyee parce que mu ñëw dékk ay loxo mu ñaanal ko gëm juróomi waxtu yi rek incha allah loo sóobu di nga ci am ndam. muy lu am solo mu nekk loo xam te ne man moom loolu moom xam naa ci dara nit moom respecté say gëm li ngay def rek yàlla dina ci dimbali man mi xam naa ci dara aussi tamit ñii wax naa ni Royal Création Prestige da leen a financé dina jox xaalis kon dégg nañu kàddu yu leer na ay jeunes lañu yu motivé wu ay jeunes lañu yu gëm seen bopp ay jeunes lañu yoo xam te ne ñoo jàpp ni ñoom war nañoo participer ci développement Sénégal participer ci développement seen dëkk muy Thiès kon nañu lañ encouragé encore une fois ki nga xamante ni mooy la ñu bëgg jot moo xam moo ngi nekk Thiès bëgg a ñëw ci yéen liggéey ngeen liggéeyal ko wala mu nekk au niveau international wala fu mu mënti nekk bëgg ngeen liggéeyal ko kooku nan la waaw yomb na parce que ku ñu bëgg a jot incha allah parce que c'est la demande de clientèle parce que ñu ngi ñu naan fi ngeen ne dafa xaw rek kii dañoo bëggoon ngeen nekk ci foo xam ni aussi dañ leen mën a gis lu mais incha allah dans les prochains mois dañu gis foo xam ni incha allah locaux yi ñu ngi koy préparer bu baax parce que dañoo bëgg def loo xam ne lu am solo la parce que bëgguñu koo paraxe am nañ benn locaux bu bees boo xam ñu ngi koy préparer incha allah dans les prochains mois dina taxaw mais ku ñu bëgg a jot en ce moment ñu ngi fii quartier Guissombel boo ñëwee ba foofu boo contacté 77 191 87 54 di ñu jot wala nga jël 77 182 33 00 wala nga ñëw si 132
132 33 17 ku ñëw rek dinañu am dina jot Royal Création Prestige man Chérif maa ngi fi Babacar mi ngi fi Baba Thiaw mi ngi fi ak toute la direction Royal Création Prestige boo leen ñëwee rek incha allah accueil bi dina chaleureux te loo bëgg parce que ñun on dit les clients c'est le roi. boo ñëwee yaay décider lu la neex ñu defal la ko parce que du ñëw fii naan la nii lañ lay defal nii lañ def yow yaay xool loo bëgg ñun ñu mën la ko apporter ñun client bi boo xoolee ñun dañu naan seen i client yéen li ngeen bëgg dafa yomb parce que ñun dañoo nekk fii pour les Thiessois parce que client bi ñun day ñëw ne ñi lii laa am mais si lii laa am ñun dañ ko siy ñawal te bu demee dina kontaan duñ ñëw ne la lii nga ñuy fay parce que ku ne xam nañ fii dëkk bi neexut mooy loolu mais aussi dañuy jàppalante suñu biir ñun rek ñoo mën a jàppalante suñu biir te loolu la ñuy yaree parce que lii passion la suñu du question dañ ci wut xaalis sax mais incha allah ku ñu bëgg a jot boo ñëwee fii quartier Guy Sombel boo ne Royal Création Prestige di nga ñu jot incha allah. alors gis nga moment bii technologie avancé na internet yaa ngi fi est-ce que kii yor ko am te ni mënul woote téléphone internet la yor bëgg a jot leen kooku na la moo def. waaw parce que am na suñu page boo duggee si 3W3 kii Royal Création Prestige di nga jot suñu page am na ku ko gérer boo fa duggee rek lépp loo gis suñuy modèle ak lépp loo xam ne bu nga ko gis Royal Création Prestige boo duggee foofu 3W Royal Création Prestige.com di nga ko gis incha allah. waaw alors sànq nga am loo wax tey mën nañ ni tey est-ce que tamit gis nañ ni ñu bëri dañuy yam rek si ñaw yi ñawal nit mu dem. seenam ñawal ñu gis tamit ni parfois y a des personnes ku mel ni NJ peut-être xamul koy gis na rek Babacar sol benn yére mu bëgg lu mel noonu te boobu est-ce que formam dina génn yére boobu noonu wala mu jënd tàngaay rek nekk mu dem jënd benn tissu bu kenn xamul ñëw bëgg nga solo ko est-ce que tamit dañ koy topp si lu ko neex wala dañ koy conseiller wax na ko lii moo nekk tendance lii moo xew wala lii moo rafet. waaw boo xoolee ñun dañuy dox si tendance ñun boo xoolee moment bu ne ak li fa nit war a sol parce que doo ñëw si seddaay ñu ne da ngay sol oyof mooy loolu parce que seddaay bi mais client bu ñëw si ñun nee ñu lii da laa jënd mooy dañ la jéem duñu la kii quoi parce que nit ki du ñëw jënd affaire am ba pare ñëw nga ko naan non lii rafetul la patati pata dañ ko jéem waxtaan ak moom bu dee ñun dañuy échanger tissu bi sax xool ko ban tissu moom may tendance ñëwal ko loo xam ne aussi bu ko solee fu mu mënta dem dañ ne ko lii ku la ko ñëwal wala nii loolu mooy suñu but ñun nit ku mënta ñëw dañ lay xool lan moo lay kii lan mooy sa style ñu ñëwal la ko boo ko solee ñu fépp fu mënta dem parce que ñun luñ la ñawal rek incha allah même yow sax buñ la ñawaleen NJ nga sol ko événement bi mi ngi noonu ñoo lay solal nga sol ko foo ñeneen dina la laaj kon moo la ñawal parce que ñu yàlla may nañu loolu car macha allah ku ñu mënta ñawal foo ko mënta yóbbu dañ la laaj kan moo la ñawal ak client mënta ñëw incha allah ñuy xool yow lan moo nit ki ak yow waaw ñu ñawal la nga sol ko. kon daal bi ñu déggee Royal Création Prestige yamu rek suñu dagg ñaw. dem mais da ngay bette nit ki wan ko lan la war a solo lan moo xew. lan mooy tendance ak conseil à l'habillement. waaw voilà alors Babacar suñu émission mooy waajal ci Cherif benn la rek. Babacar benn la. alors émission bay waaj jeex tey ñu bëggoon a xam tey lan mooy seen i projet yoo xamante ni yéen a ci nekk nii ak seen projet yoo xamante ne à long terme. waaw projet yi ñu ne nii projet yi rëy la parce que mun naa ni wax ni Royal Création dafa bokk ci benn groupe bu ñu naan comme ni ngeen amee ñi groupe NJ ñun am nañ groupe bu ñu tuddee RBC Royal African Royal Business Company dafa bokk ci benn dañoo ñun ñëpp nekk benn compagnie boo xam ni lu am solo la. suñuy projet nekk na loo xam ni aussi Thiès waay nañ préparé xam ni entreprise bu rëy dina taxaw biir Thiès incha allah dans les prochains mois ni ñu gis Royal Création bu pare di am leneen lu ci tegu incha allah mais mën nañoo yem ni ci Royal Création Prestige am na benn projet bu am solo boo xam ne ñu ngi koy wax en décembre loo xam ni bu ko tegee biir Thiès incha allah Thiès waay dañu kontaan ñun te suñu parents yi dañuy faire suñu xam ne ñun ay liggéeykat lañ ay jàmbaar lañ nekkuñu ay jeunes yoo xam ne aussi. dañuy dund jeunesse bi on est des jeunes mais ñoo xam ne gëm nañ seen bopp te xam nañ lu leen war biir Thiès incha allah projet yooyu ñi ngi ci taxaw nañu terme que incha allah chômage dina jeex biir Thiès duñ ne parce que fu dëkk bu ne am na chômage mais dinañ ko wàññi ba jeunes yu bëri dinañ ñëw liggéey suñu groupe te xam nañ incha allah dañ nekk na loo xam ne am solo pour ñun te suñu directeur général taxaw na ci terme pour ñun la Royal Création Prestige chômage jeex biir Thiès waaye am liggéey. te incha allah di ngeen ci gis dara. clients yi nga xamante ni tey bu leen Royal sol jàpp ñu ak ñi nga xamante ni tey yéen la ñuy déggee yéen la ñuy
seetaan parce que seetaan naa leen maa leen si gis naa ni macha allah am na benn public toog seen ginnaaw loolu la ngay wax. waaw sant yàlla parce que dañuy sant yàlla rek parce que bu ñu gisee public boobu topp ñu dañ naan ñu lan lañ defal ñii du dara nag parce que dañ leen a gëm parce que client rek nit ki man client bu ndaw xale bu ndaw sax du ma la xeeb dama lay jàpp ni sama parce que damay jàpp ni day màgg ñun noonu la ñuy jàppee client tey client bu ñuy amul dañ koy jàppale ñawal ko xam ne beneen yoon bu ñëwee dinañu indil lu bari parce que client ma indi moroomi client am mun ñoo ñëw client bi amut ñu ne ko non non duñ la ñëwal ndax amoo noonu duñ ko def dañ lay xam ne tey dana am muy neex mais tey bu ñuy amut dañ ko war a ñawal loolu rek mooy suñu point fort parce que dañuy ñëw client bu ne dañ lay jàppee ni ñun suñu bopp parce que boo xoolee ay jeunes lañu dañ naan yéen xale jigéen yi yooyu na mais du question xale jigéen dañu jàppee ni suñuy sœur ak suñuy frère waaw ay parce que lenn la parce que jigéen bu rek jigéen mooy suñu yaay dañ koy fonk man dama fonk jigéen ndax sama bëgg sama yaay ni keneen bëggee yaayam dañuy fonk jigéen def leen ni kon suñuy waajur bu ñëwee ñu ñawal leen lu ñu bëgg boo sa man dañ ma naan yow sa ñëw lu mu gën a yàgg sa yow si nga si gën a farlu parce que man à chaque fois ñëw bi lu muy gën a tegu rek ma ciy gën a yokk dara pour fu mu dem rek toj fa clientèle gi ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax parce que gannaaw yàlla ak suñuy waajur ñoom la tey ñu yegg fii ñu yegg ñoo ñuy puus suñu yaay ak suñu papa yi ñooñu tamit ñu jàpp ci trop à chaque fois dañuy conseil duñu ñëwee fii maa yéen a ngi def nii à chaque fois moo tax bu ñu gëstoo gis leen rek duñu ragal dara à chaque fois droit au but rek. waaw kàddu gu may tëjee may kon ni ma koy waxee rek man à chaque fois suñuy waajur rek ndax gannaaw yàlla tey la gannaaw yàlla ñoom la ñooñu tette ba ñu yegg fii ñu teg tey dañuy toog duñu gis dañuy toog ay semaine duñu gis wóor na alxuraan kay duñu teg bët mais dañuy am conscience tranquille parce que dañuy xam lu ñu nekk lu am njëriñ la te dañ leen amal solo si lu ñu ne rek ngir ñoom la pour teral la population thiessoise kàddu gu may tëjee mooy la sant direction bi yëpp sant suñu directeur général bu baax a baax parce que bu ñu yeggee fii tey grâce à moom la parce que car métti woon na trop mais à chaque fois dañuy pousser entreprendre il faut entreprendre parce que lépp loo gis il faut entreprendre parce que même kuy jaay gerte caaf day entreprendre mooy loolu duñu xeeb lu ñuy def suñu directeur général jàpp ci bu baax a baax monsieur Mohamed Diallo maa ngi koy remercier bu baax a baax di remercier ñu may àndal lan ku ci mel ni Papino xam nga ko ku ci mel ni waaw ki ci direction la ku ci mel ni Téyéri man monsieur kii Baba Prince ku ci mel ni Babacar Mamar ku ci mel ni Baba Sarr ak Jojo ak gars yëpp ñu bokk ci direction yow mënuma leen lim sax ndax dañoo sakkan jàpp nañ ci bu baax a baax incha allah nañ jàpp taw bàyyi te xam ni incha allah le 6 suñu bés la bés Thiessois la parce que ñun suñu objectif mooy leen Thiès nekk la capitale de la mode te incha allah dina nekk incha allah parce que lu ñu gëm la te dina nekk merci.